salaamaaleykum yéen ñii di ñu seetaan fii ci leral.net Leral TV canal 33 TNT bi tey nag yéen a ngi seen émission comme politique comme toujours émission bi nga xam ne da leen di indil ay kàngam saa yu actualité amee ñu tegal leen les personnes qu'il faut à la place qu'il faut ñu waxtaan autour d'un débat constructif productif et positif. tey nag ñu ngi daal di indi koo xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal miin nañ ko torop ci waxtaan bu crédible waxtaan bu logique muy un ancien député l'ancien président du Parlement Benno Bokk Yaakaar monsieur Moustapha Diakhaté ñu bàyyi la nga nuyu ak askan bi. Auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim soxna Seynab maa ngi lay nuyu di la gërëm ci invitation bi. di nuyu waa Leral yëpp di nuyu waa Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan te ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu baaxee nu ba waxtaan wi ñu def ko ci dëgg tam am njariñ. jërëjëf comme nag di ngeen ko xamee ci comme politique fi mu toll nii dañ nekk ci sensibilisation sur le Covid-19 di dem ci secteur yëpp di inviter les leaders pour ñu waxtaanal ñu tey nag suñu waxtaan bi dañ koy daal di jëmale ci gestion wu Covid-19 bi. Actuellement par le gouvernement et la réaction de la majorité de la population coono yi askan bi di dund fi mu toll nii lépp li nga xam ne nekk na ay jiixi jaaxa son excellence ñu bàyyi la nga développer ñu rek ci cadre boobu maanaam nga jox ñu sa analyse actuellement ci gestion Covid-19 bi. bu fekkente ne dañuy xalaat maanaam jàngat ci ni nga xam ne noonu la gouvernement bi gérer. Covid bi mu tàmbalee ba léegi man li ma ci jàpp mooy dafa am c'est inefficace beneen bi dafa bari ay incohérence mais nag pour analyse bi gën a leer bopp nit ñi faut dañuy xaaj temps bi maanaam avant le 2 c'est-à-dire avant le 2 mars bi jàngoro bi feeñee ci réew mi ak après le 2 avant le 2 ñun waa Sénégal bokk nañ ci ñi jëkk xam ne coronavirus am na ci àdduna loolu li ko indi woon mooy dafa am suñu doom yu nekkoon Chine ci Wuhan fa yëf yi tàmbalee ñu yëg seen kàddu ne dañoo bëgg ñu delloo si leen ci réew mi seen i waajur def ay conférence de presse jooy waaye jamono jooju président Macky Sall waxoon ne moom du leen jëli parce que amul jumtukaay yu mu leen jëlee bi waa APR xoolee xam ne jooju wax xaw naa garaaw ñoom doon nañ ko jubbanti naan président daf ne du leen jëli parce que day bañ wàll réew mi waaye loolu moo gën a garaaw ndax bu fekkente ne da nga ne du ma jëli fukki Sénégal ak benn ci ngir bañ ñi wàllu réew mi te bàyyi 85 personnes maanaam juróom-ñett fukk ak juróomi nit ñu dugg ci réew mi indi fi ay cas importé ba mu tasaaru ci réew mi parce que cas importé moo indi cas contact moo indi cas communautaire kon bu fekkonte ne xëy na taxawaay ba ñu waroon a taxaw ci avant muy ñëw ci réew mi parce que lu xew Chine ba jege ba ñëw France war ngaa xam ne mi ngi jëm Sénégal te wala Njaay def ne xoddee ko ci ba nga lëkk léegut kon xëy na bu ñu teeloon na tëj suñu aéroport bi bu ñu teeloon na képp koo xam ne da ngaa ñëw ci réew mi te jógee foo xam ne mbas ma dafa am maanaam coronavirus dafa am ñu testé la yaakaar naa bu ñu defoon lu mel noonu kon li fi 85 personnes du dugg ci réew mi ba tasaare jàngoro ji ci dëkk bi parce que boo xoolee bi ñu tëjee aéroport beeg léegi pratiquement cas importé amatul woon kon li fi bu ñu di teeloon na fexe ba cas importé bañ a am kon cas communautaire wala cas contact du am benn loolu mooy bi ci des bi la de amee nag ba jàngoro ji ñëw li ñu waroon a fexe mooy dëkk bi nga xam ne fa la jàngoro ji jëkk a feeñee ñu fexe ba bañ koo génn ki nga xam ne moom la jàngoro ji jëkk a dal mu fexe ba mu yem ci moom su ko defee kon ñi am woppagul du ñu wopp ñi nga fii wopp ji amul du fi àgg kon nag loolu bu ñu nattee foofu mën nañ ne gouvernement bi wax dëgg yàlla ji na ci ndax lu tàmbalee woon ci benn dëkk tey daj na réew mi yëpp lu tàmbalee woon ci genn nit tey jii dem nañ ba jege 5000 kon googu wet maanaam ay laj am na ci maanaam daal pour être simple mooy jàpp naa ne daal xeex bi ni gouvernement bi xeexee jàngoro ji maanaam àndut ak efficacité maanaam résultat yi mu am baaxul bari na aussi ay incohérence parce que dañuy tey jii ministre bi danaan def nangam bu leen def nangam bu ëllëgee président indi savane ba wala justice ne bu leen def nangam ëllëgee président indi savane ba loolu moo indi incohérence ba tax na Sénégalais yi daanaka xaw a jaaxle parce que boo xoolee aussi état d'urgence bi ñu koy am ñun 79 cas la ñu am bi nga xamee ne commencé na woyofal bàyyi nit ñi ñu mën a dem ak a dikk dem nañ ba romb 3000 yooyu daal moom mooy loo xam ne jaxase na bopp nit ñi waaye man sama bopp nag li may wax nit ñi daal mooy kenn ku ne na jàppe boppam ne moom mooy soldaaru boppam loolu mooy lan kenn ku ne na fexe ba di am gel bu muy laale loxoam pour jàngoro ji bañ cee tàkk kenn ku ne fexe ba am
masque di ko takk masque bi nag njariñ li mooy bu fekkee da ngaa takk masque buntu yi jàngoro yi jaar dugg ci nit muy gimiñ gi ak bakkan bi kenn boo ko tëjee yow kenn du la ko wàll waaye aussi yow boo ko tëjee bu fekkee jàngoro ji daa nekk ci yow doo ko wàll keneen kon encore une fois daal li may soññu nit ñi mooy kenn ku nekk na fexe ba am gel kenn ku ne na fexe ba am masque di ko takk maintenant nag jàpp naa ne président la bu fekkee dafa laajoon 1000 milliards ngir xeex jàngoro ji waroon na ci jël lu mu jox nit ñi luñ ay masque ak gel malheureusement ci côté boobu wax dëgg yàlla ak yaafus feeñ na ci trop daal loolu daal mooy li nga xam ne mooy sama jàngat bu njëkk ci ni jàngoro ji ñëwee ci réew mi ni ñu ko tàmbalee xeexe ak ba ni ñu agsee fii. waaw gis nañ ne que bi mu tàmbalee tëjuñu woon frontières yi ñu am ay cas importé gis nañ ne fi mu toll nii fii la feebar bi dugg ci réew mi ba fees fi del ubbiwaat nañ frontières yi amaat nañ ay cas importé léegi ñun lan la ñu war a taxawee fi mu toll nii. bon cas importé yu mujj yi tax koo garaaw parce que ay nit la ñu ñibbi si Sénégal bu ñu ñëwee dañ leen di testé ci ñooñu lañ gis ne am na ci ñu feebar waaye ñooñu bu ñu leen gisee dañ leen di confiné fenn faj leen bokkul ak cas importé yu jëkk yi cas importé yu jëkk yi waaj day ñëw wàcc aéroport dem këram wàllu ko ñu mbooloo mu dul jeex bii moom xëy na maîtriser nañ ça veut dire quoi en réalité loolu li ñu ci war a jàng rek mooy maanaam gouvernement bi li mu mujjee def nii ci avion yu mujj yi nga xam ne ku ñëw ñu test la suñ ko defoon ca jamono yu jëkk yi kon affaire bi du agsi fii mais encore une fois bon maintenant xam nga li ñu naan ndox bu turoo an baax fa des déedéet ak ndox moom bu turoo wutiwaat ndox rek wutiwaat ndox gi nag kenn ku nekk sa bopp yaa war a jàpp ne yow yaa war a aar sa bopp boo aaree sa bopp aar sa njaboot bu ko ñëpp defee rek réew mi dina aaru man noonu laa ko gis daal. ci wàllu communication gis nañ ne que nit ñi coow nañ ci lu bëri ne doyaluñ ci maanaam li ministère bi rek di wax. ñu bëri li leen gënaloon mooy ñu gis président muy wax saay su ne gis nañ fan yii nag mujj ne commencé nañ sax adopté communication communautaire muy benn approche communautaire loolu lan moo si sa gis-gis. waaw xam nga boo xoolee président bi mbas mi ñëwee ci réew mi li mu njëkk a def mooy ay politiciens la doon recevoir pour man jàpp naa ne loolu njuumte la parce que ba mu leen recevoir ba léegi jëriñu dara alors que li mu waroon a recevoir mooy d'abord. borom xam-xam yi nga xam ne dañ kër docteur muy waa faculté de médecine ak pharmacie ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër docteur pour waxtaan ak ñoom loolu la waroon njëkk a def jàpp naa ne aussi waroon na buy dem mu dem seeti barab yi nga xam ne fa la ñuy faje nit ñi xoolal boppam ndax baax na wala baaxut loolu ba léegi defu ko maanaam président bi jàngoro ji ñëwee bis bi mu njëkk a génne mooy bi mu demee port di wane ceeb bi mu jënd loolu jàpp naa ne erreur de communication bu garaaw parce que Sénégal amuñu wopp ceeb li ñu am mooy woppi coronavirus moo fi am parce que damay wax toujours 1960 ba léegi benn Sénégalais déggu fi ndax xiif alors que du 2 mars à maintenant presque 49 personnes faatu nañ ci coronavirus kon Sénégal li seen problème mooy coronavirus donc booy xeexal ak coronavirus malheureusement nag président daf ciy dugal ay joxe ceeb loolu nag gën a niru politicienne bokk na ci li tax jàpp naa ne sax Sénégalais yëpp jëlatuñ au sérieux mbir yi. parce que bu fekkente ne yow da ngaa wopp yi joo xam ne li koy faj mooy ngay am gel wala ngay takk masque parce que jàngoro ji amagul garab koy faj amagul ñàkk wuy teemu dal la waaye li ko mën a teemu dal la mooy benn ngay takk masque wala ngay am gel wala ñu respecter les barrières bu fekkente ne président moom communication daf ko jëmale ci joxe ceeb ak diw tax na ba ñu bari sax jàpp ne affaire bi ay caaxaan da cee rax encore une fois loolu lépp day li muy leeral rek li ñu ci mën a jàngat mooy rëq-rëq yi ci gestion coronavirus bi bari na lool moo tax yëf yi agsi fi mu agsi tey daj na région yëpp Ndakaaru ak dëkk bu mel ne Touba wax dëgg yàlla yëf yi ak tulleeg màlle te nag jàpp naa ne bu fekkente ne et puis li ci gën a garaaw mooy boo génnee ci mbedd mi di xool nit ñi dafay mel ne dañoo bàyyeeku léegi ni ñu daan moytoo di takk masque sax daanaka ñu ngi koy wàññi am ñoo xam ne ba léegi sax dañ naan la affaire bi amatul léegi nag ku ne def bon rax ci dool nag président wax ji mu wax ne nañu jàng dund ak jàngoro ji loolu moo wax bu garaaw la parce que damaa jàpp ne jàngoro ji moom du gan gu ñuy dëkkal ndax gan goo xam ne rey na ci dëkk bi réew mi 49 personnes kooku jàpp naa kenn warut a dëkk ak moom dañ ko war a fexe jëlee kon jàpp naa ne loolu erreur de communication bu rëy rëy la bu ñu war a jubbanti mais nag kenn ku ne yaa ko war a jubbanti sa bopp maanaam muy man muy yow muy sénégalais bu ne war naa fexe ba ñi mu dendal mu di leen sensibiliser bañ xam ne li ñu ci mën a génne mooy kenn ku ne jël sa matuwaay ya nga war a jël mais gouvernement bi moom yoon wi mu jaaragun
wax dëgg yàlla jàpp ma ne mooy li gën ci réew mi. génn président Macky Sall gis nañ ne que bëriwul dara fan yee passé sax am na ku ñu fàttali fii ne ñetti yoon la ci ñetti weer loolu nag gis nga ci ndax ab jaadute wala. déedéet xam nga loolu aussi erreur la bu ñu sax xam nga fii ci Sénégal da ngay dégg ñaan Birima su ma saan wax ren balaa waxati dëwën. jamono ji du jamonoy Birima dañoo nekk ci jamonoy communication su fekkente nit ñi dañ laa dénkum réew jox la seen alal. nekk ci jafe-jafe saa su ne war nañ lay gis di la dégg rawatina ci jamono jii nga xam ne day jamonoy télévision internet président mën naa fexe ba bis bu set nit ñi di ko gis di ko dégg muy wax ak ñoom di leen wax d'abord li muy def di leen expliquer ñoom li ñu war a def je crois que lu mel noonu mooy démocratie bu moderne boo xoolee réewu occidentaux yi fu mel ne France États-Unis ay ñoom Macron ñoom Trump ak Merkel ak Poutine ñoom ñëpp bis bu yàlla sàkk ñu ngi ci terrain bi di dem xooli entreprise yi di waxtaan ak ñoom yan jafe-jafe ngeen am dem ci barab yi ñuy fajoo xool ba xam ña fa nekk ndax paj mi ndax am nañ jumtukaay yu ñu war a soxla di dajaloog borom xam-xam yi ci wàllu paj mais aussi même di dajaloog borom xam-xam ci wàllu économie pour seet naka la ñu war a préparer pour ëllëg parce que nag Covid bi dina dem waaye bu ñu defu ndànk dina fi bàyyi jafe-jafe yoo xam ne maanaam dina pour ñu génn ci dina yomb malheureusement nag président moom ñetti weer yi. dafa mel ne day daw nit ñi alors que fii la ko di ñu soxlaa moo tax ma jàpp ne war na daal di gëstu ji barab yi nga xam ne fi la nit ñi fajoo di dem ci usines yi di dem ci gare routière yi fekk fa chauffeur si waxtaan ak ñoom dara seen xel waaye fekkente ni nit ñi dañ laa fal ba noppi te duñ la gis duñ la dégg say ministre la ñuy wax bu kii waxee tey dara ba léegi keneen ki weddi ko wala yow nga dindi ko finalement lii la jur mooy Sénégal dañoo dem ba yàgg ñu ànd ak jaaxle. gis nañ ne que jamono ji nag ci réseaux sociaux yi yëkkati woon nañ sax naan ay waroon nañoo créer gouvernement d'urgence uniquement pour le cadre la situation de la crise ñu gis ne que fi mu toll nii président mu ngi jël ay nit di leen fal ay récemment ay PCA yu bëri loolu indi coow lu bëree bëri coow loolu yi tamit lan nga si mën a àddu. waaw xam nga man ay affaire gouvernement d'union moom góob ne mooy problème bi li ma jàpp mooy xam nga président bi ñu ko falee bi ñu ko jógee fal Sénégal yi yaar lañ doon xaar ci moom yaar bu njëkk mooy li mu tàmbali woon ci premier mandat bi mu àggale ko li ci des mooy li mu diggee pour deuxième mandat bi mu tàmbali ko loolu la Sénégal yi doon xaar ci moom. rax ci nag léegi am leneen lu ci dolliku muy coronavirus bi wala nag daf ne ku yokk cere yokku ñeex maanaam problème yi yokku na kon fokk moom mu yokk jumtukaay yi jàpp naa li nga xam ne tey jii moom la war a yittewoo ñaari yëf la benn bu njëkk ba mooy fexe ba jàngoro jóge fi loolu nag jàpp naa li ci gën mooy ñu fexe ba Sénégal yi yëpp takki mas dama lay jox mel ne Côte d'Ivoire Abidjan 5 millions d'habitants moo fa nekk président la Ouattara jox leen 50 millions de masques commandé 200 millions pour le reste de la Côte d'Ivoire tey jii li président Macky Sall waroon def commandé 50 millions de masques pour Dakar nga xam ne Dakar waa bu ne da nga am ñaar ba ñetti masques la même chose ñu def ko fu mel dëkk mel ne Touba fexe ba ku dëkk Touba ku ne am ñaar wala ñetti masques fexe ba ñu am ku nit ñi am ay bouteilles gel moom ci boppam mu def commande yu mag raxasukaayu loxo loolu xale yi tuddee romb raxasu ñu installé ko ci mbedd yëpp jox ko ASC bu ne installé ko ci sa quartier. ñu installé ko ci marché yi su ko defee Sénégalais yi di mën di raxas seen loxo di mën di laal seen di takk seen masque lu mel noonu tey bu ñu ko defoon balaa mat fukki fan ak juróom mën naa am jàngoro jóge ci réew mi parce que jàngoro ji li mu bëgg mooy nit ñi di jaxasoo pour mën di ko wàllante bu ñu demee ba wàllanteetuñu ko rek dina fi jóge kon encore une fois jàpp naa ne problème bi du ay gouvernement d'union du gouvernement élargi c'est-à-dire moom moo war a jël matuwaay pour jàngoro ji jóge fi maintenant jàngoro ji moom dina fi bàyyi ay jafe-jafe ci wàllu askan wi ci ndóol dina fi wàllu jafe-jafe ci wàllu këru liggéeyukaay yi war naa wut programme boo xam ne programme spécial boo xam ne dañ koy teg pour jànkonte ak jafe-jafe askan wi jànkonte ak jafe-jafe na mu tuddati këru liggéeyukaay yi ci lu mu gën a gaawee te nag bu ñu fàtte ne Sénégal dañoo war a organiser ay élections locales ñu programmer ko élection législative 2022 yi aussi ñu organiser ko autrement dit président li mu war a defum xelam mooy lu génne Sénégal ci seen jàngoro ji ñaar jeexital jafe-jafe yi nga xam ne jàngoro ji am na ko jur na ko ci réew mi mu fexe ba wut nu muy jànkonte moom je crois que lu mel noonu moo gën muy def ay politique malheureusement nag suñu xoolee nomination yi nga wax léegi day mel ne président xelam nekkul ci tàggale Sénégal ak jafe-jafe bi nekkul ci xeex jafe-jafe yi Sénégal yi jànkonteel waaye ci
politique la nekk. benn xëy na mooy waajal boppam ba mën a amaat 3e mandat wala boog mu maîtriser terrain bi ba ku fi mën a toog moo la fiy teg je crois que loolu nag Sénégal yi jiwuñu ko Sénégal li ñu xaar ci moom dañoo toll ci jafe-jafe li ñu xaar ci moom mu gën ko mais encore une fois man moom ay affaire gouvernement d'union nationale yooyu man gëwuma ko li ma gëm daal mooy moom la Sénégalais yi fal jox ko majorité bu baax na liggéey te bu bañ a dugg ci ay politique ay combinaison du loolu la Sénégalais yi xaar ci moom li ñu xaar ci moom li ñu jafe-jafe yi ñu am mu indi leen solution parce que même bi mu dajalee opposition bi recevoir leen mais boobaag léegi yow lan nga gis opposition bi def ko pour xeex jafe-jafe ci foofu lañ jëm sax gis nañ ne bi mu dajalee secteur yu bari waxtaan ak ñoom gis nañ ne que activistes yi rek sax ñoo ci jóg di dox ci mbedd yi di déposer ay masques ak di def ay communication ci sensibilisation yëpp mais opposition bi wax sax bu président génnee rek la ñuy doog a wax. kees xam nga boo xoolee sax bi président recevoir li ma wax ci ñi ma waroon a jëkk a parce que wax naa borom xam-xam yii ak yéen yi waaye ñi ma waroon a jëkk bokk na ci ñi ma waroon a recevoir muy kilifa yi diine yi ulamaaw yi ak ilimaan yi. ba loolu jàllee mu recevoir ASC yi loolu li ma jublu mooy fi Sénégalais yi nekk ñi nga xam ne bu ñuy wax Sénégalais yi dañ leen déglu dañ leen dégg ñooñu la waroon a recevoir xamal leen ne jàngoro ji kat d'accord feebar la kër docteur am na lu ñu ci war a def waaye nag du ginnaaw docteur amagul garab koy faj amul ñàkk wuy teemu dal la li ñu war a def mooy fexe ba Sénégalais bu ne mucc ci Sénégalais bu ne mucc ci nag loolu liggéeyu terrain la maanaam ci kër yi lañ ko war a tàmbalee ci quartier yi ci communes yi ci département bi ci région yi ak ci réew mi yëpp su ko defee ñi nga xam ne ñoom bu ñuy wax waa Sénégal dañ leen déglu mu boole leen ci liggéey bi malheureusement loolu la defut boo gisee sax jafe yi ñu amoon pour tëj jumaa yeeg yu mel noonu li ko indi woon mooy la mu waroon na jiital da ko jiital parce que nag bu fekkee mbir daa am ci réew mi te muy laaj loo xam ne population bi ñoom ñoo ko war a jël en charge da ngay wax ak ñi nga xam ne ñoo yilif population bi te ñi yilif population bi mooy kilifa yi diine yi nga wax ak ñi nga xam ne ñoo nekk ak population muy lu mel ne ASC yi bàjjanu gox yi ay délégué de quartier yi ñooñu bu ñu leen ci teeloon dugal xëy na lii du agsi fii maintenant nag léegi tàmbali nañ ko ñi ngi dem ci ñoom jàpp naa ne buñ pour dimbali leen liggéey bi gaaw nañ fexe ba quartier yi daal quartier bu ne ñëpp a dëkk ca quartier ba ñëpp am ay masque quartier ba am raxasukaayu loxo kenn ku ne ca quartier bi am gel boo laal bu ko defee bu ñu ko dee def jàpp naa ne balaa yàgg jàngoro ji dana jóge ci réew sinon bu ñu ko defut fi ñu jëm moom baaxut moom. ñu daal di dem nag ci lii nga xam ne mooy bilan ñu bëri ñu ngi naan te surtout soit APR yi ñu ngi naan bilan bi mënuñu ko xam tant que parewuñ ci Covid bi est-ce que loolu jaadu na est-ce que waruñoo am ay bilan à chaque moment. xam nga ñun waa Sénégal dañoo tànn démocratie président de la République moom mooy définir la politique de la nation gouvernement moo koy doxal. Assemblée nationale moom la ñu sas moom muy contrôler l'action du gouvernement moom la ñu sas maanaam muy saytu li gouvernement bi def moom la ñu sas muy évaluer les politiques publiques maanaam di xool ba xam ndax li gouvernement bi def baax na wala baaxut. ma jàpp ne bu fekkente ne président de la République même bu ñu ko joxee loi d'habilitation muy doxal loolu teewut Assemblée nationale waroon na di créer ay rencontres périodiques maanaam ji lu jege. ñi nga xam ne ñoo yor ministères yi muy ministère de bi séddale ceeb bi ministère de la santé ministère des transports ministère de la sécurité de l'économie ministère yooyu nga xam ne ils sont ñoo gën a concerné wu ñuy ñëw Assemblée nationale di wax la ñuy def parce que nag gis nga am réew mi dañoo président bi da leen amal àq ji ne li muy def ngir ñoom da leen koo war di wax Sénégal yi aussi am sañ-sañu li président def ñu xam ko kon lu mel noonu même lu bu mbas mi amee itam assemblée waroon naa organiser wu ba di daje ñuy def question au gouvernement question d'actualité su ko defee dépp gouvernement maanaam ministres yi di tontu assemblée ca tontu yooyu nag avec la couverture médiatique sénégalais daañu xam lan moo xew malheureusement boobaak léegi defuñu ko te jàpp naa loolu jàddu parce que xëy na mën nañoo confiner nit ñi waaye assemblée nationale kenn waru ko confiner parce que institution la daa war a dox même lu mu jafe-jafe rek daa war a fonctionner waaw loolu moom jàpp naa ne erreur bu rëy a kon bis bu yàlla sàkk war nañoo gouvernement bi war nay wax représentation peuple bi maanaam jaarale ko ci ñoom wax ak askan wi li nga xam ne moom lay def la cay rëq-rëq ak la ca parce que lu mel noonu bu ñu ko doon def xëy na ay débat dina am ci assemblée bi ba njuumte bu ci amee daañu ko mën a teel a gis pour jubbanti ko. malheureusement loolu lépp amu ci. ñu daal di dem ci question wu violence policière yi nga xam ne am na fan yi passé te li ko waral rek di génn ndaw ñi. nga xam ne dañoo fippu ci coono yi ñuy daj fi mu toll nii loolu tamit lan nga ci mën a àddu. waaw loolu erreur bi mi ngi tàmbalee ca état d'urgence bi président de la République daf ko expliqué wut nit ñi jàpp naa ne aussi ministre de l'intérieur wala ministre de la défense expliqué wuñu policiers yi
lan mooy état d'urgence parce que état d'urgence bii état d'urgence yàgg na am Sénégal bi ci mujj mooy 1988 wala même wala xëy na après boobu état d'urgence lan la woon mooy askan wi ñëw fépp woon songu état bi fi nekkoon gouvernement bi fi nekkoon moom mu def état d'urgence pour xeex ak ñoom état d'urgence bu ren bii nag 2020 état d'urgence aar nit ñi ci jàngoro la kon police ak gendarmerie waruñoo mën a yem comportement ki nga xam ne état d'urgence bi ñu def ngir duma nit ñi ak état d'urgence boo xam ne dañ ko indi pour aar nit ñi kon foofu gendarmerie ak police tàmbalee ca gis bu njëkk ba di dóor nit ñi di leen toroxal loola moom mënoon a ñàkk loolu nag li ko indi mooy ñun waa Sénégal danoo police daa gëm ne waaye même Sénégal yi gëm ne alkaati du weesu dóore déedéet alkaati daa war a bàyyi dóore démocratie du dóore nit ki bu defee dara surtout lu mel nii nga xam ne pour aar nit ki moo tax ñu def état d'urgence moo def ñu couvre-feu bi da nga koy expliquer danger yi nekk ci bu génnee ci biti expliquer ko danger yi nekk ci bu solul masque loolu boobu rôle la police war a jouer et non di dóore maintenant li tax nit ñi génn keroog ci guddi yi tàmbalee ko ci Touba ak yeneen dëkk dama wax toujours ni nit ñi boo leen di sant dara da ngaa war a fex ba li nga leen sant 1 ñu xam ko 2 ñu attan ko 3 ñu nangu ko 4 ñu jëfe ko mais nit ñi pour ñu jëfee li nga leen di digal dañ koy attan xam nga tey bi ñu confiné dëkk bu mel ne Touba nga xam dañ ne leen bu leen génn bu leen dem confiné région bu mel ne Dakar ne bu kenn génn bu kenn dem def état d'urgence nit ñi di teel a wàcc daanaka ñi doon dabb daaxi ñëpp amatuñ luñ def loolu dafa indi ak ndóol gu métti ci askan wi ak i jafe-jafe kon nit ñi boo leen di teg dara da nga cee war a boole li ñuy wax ay jumtukaay yoo xam ne daañu mën a attan li nga leen teg man jàpp naa ne ñi génn Touba ak ñi génn Ndakaaru la leen tax a génn parce que mooy lañ leen teg dafa diis ba ak ndóol bëgg a dugg jëm maanaam nag au lieu ñu toog seen kër di faatu ndax xiif ñu génn ci mbedd mi bëgg yemale ku leen rey ngir ndax bu ñu toogoon ci seen biir kër mënoon nañoo faatu ci kaw xiif kon erreur bi gouvernement bi def bokk na ci maanaam confiner nit ñi ba noppi dimbalewoo leen ci maanaam lu ñu jëfandikoo lu ñu dundee ndax boo xoolee tey Sénégal ñi nga xam ne ñoo fi ay salariés maanaam ñi liggéey ci état bi ak ñi liggéey ci secteur privé bi di weer maanaam matuñu 400 000 sénégalais te ñi nga xam ne maanaam mat nañoo liggéey ay majeur lañ lu mu tur mat na ma 5 ba 6 millions kon 4 ba 5 millions de personnes ñoom ñi ngi ci dabb daaxee la ñuy liggéey maanaam ci informel bi ci napp mi mbay mi njaay mi sàmm mi ak artisanat bi ci loolu lañ nekk wala commerce bi ñooñu nag bu fekkente ne da nga leen maanaam da nga wàññi seenub liggéey maanaam seen wërsëg wàññiku te seen dépense ba ca kër ga moom defaloo leen ci dara wax dëgg yàlla lu mel nii mooy indi jafe-jafe yi kon encore une fois erreur bi gouvernement bi def mooy teg nit ñi indi état d'urgence bi indi couvre-feu bi maanaam jafeel jaxas maanaam dundu koom gi ba pare nag jàppalewul askan bi ci loolu kon encore une fois may wax nit ñi rek ñi nga xam ne ñoo génn ci mbedd mi moom bu ñu amee ku ñuy wax dara ki leen fexe ki tax ñu génn ci mbedd mi la ñu war a wax dara mooy ki leen ne toog leen seen kër ba noppi wutalu leen jumtukaay yoo xam ne mën nañ koo dundee loolu nag bokk na ci li ko indi mooy xam nga c'est vrai yaa ngi dégg ñu ne président génn na 69 milliards pour dimbale ko askan wi waaye ba léegi ñi jot bëreegut loolu nag mënoon nañ ko bañ a ba fekkonte ne ba xaalis bi génnee dañoo xam ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox am seen numéro téléphone ci xarala yu bees yi war nañoo mën a yónni nit ñi xaalis ñu def ko seen téléphone jënd ci li ñu war a bëgg jënd ca fañ dëkk waaye xam nga bëgg a séddale ceeb jëleb ceeb Ndakaaru di ko yóbbu Kédougou franchement ça n'a pas de sens alors que ki ngay jox ceeb bi boo ko jox na xaalis bi mu jënd ceeb ci Kédougou kon erreur yu mel noonu moo tax nit ñi dem ba mu seenu muñu koy jeex ñu jóg bi ci des itam nag mooy boo xoolee état d'urgence bi couvre-feu bi fondamentalement amul njëriñ wàññiwul jàngoro ji lu tax mooy bi muy déclaré état d'urgence 79 cas la ñu am bi muy commencé wàññi di woyofal ñu ngi ci lépp 3000 kon encore une fois état d'urgence bi teewul jàngoro ji tas ci réew mi jàngoro état d'urgence bi teewul ñi ëpp ci ñi wopp ci réew mi yokk état d'urgence bi teewul ñi faatu ci wopp ji yokk kon lu amul njëriñ la lu amul njëriñ nag da nga koy dindi moo tax ma jàpp ne même lii nu mujjee def li gouvernement mujjee def loolu yàggal jël la li mu war def mooy dindi état d'urgence bi fexe ba sénégalais bu ne am masque fexe ba sénégalais bu ne am gel ñu ubbi école yi xale yëpp jàngi primaire ba université yaa ngi déglu ma la nit ñi dem liggéeyi oto yi daw circulation bi li mu wax 23 heures ba 5 heures du matin ñu dindi ko jox nit ñi seen affaire ñu dem liggéeyi parce que nag jàpp naa ne
ñun li ñu war def mooy sant yàlla c'est vrai bi fi jàngoro ji bëgg a ñëw bi ñu ko déggee tubaab yi dañu wax naan ren la Afrique moom ren la seen àddunay tukki bufte bi dina fi wal ay junni nit daañu fi dee comme gi dina yàqu dana am sax état yu daan d'accord ñoom loolu lañ ñu waxaloon waaye nag yàlla dimbali nañu bi fi jàngoro bi ñëwee li mu wane mooy Europe moo ci gën a sonn waa Afrique puis li mu fi rey bëriwut bi nekk benn Sénégalais bu dee bu ne musiba la waaye gis nga ñun situation bii nu toll bu fekkoon ne France ci la toll kenn du xam ne France coronavirus am na fa kenn du ko xam kon encore une fois ginnaaw ñun danoo foogoon ne yëf yi gën a garaaw lool waaye dem nañ ba xam ne yëf yi garaawewut noonu kon ñun ñoo war a dellu siwaat fexe benn ñi nga xam ne ñoom la maanaam wopp ji gën a aay ci ñoom muy mag ñi sama classe gi ñu fexe ba ñun ñu mën a wutal ñu ay moyens yu mën a défendre suñu bopp te gis nga ñi nga xam ne ñoo am lu ëpp juróom-benn fukki at Sénégal gën ngaa bari 900000 la 900000 Sénégal nag état bu Sénégal war naa mën a am jumtukaay yoo xam ne dina leen wutal jumtukaay yu ñu aare seen bopp benn ñi nga xam ne mooy gone yi maanaam di tàmbale ci parce que ñi am ay gone yu ndaw ay 5 6 ans ñooñu du leen laal ñi jàpp boo ñëwee 5 ans ba ngay agsi peut-être 59 ans ñooñu daanaka jàngoro ji du leen sonal bu ko defee ñooñu aussi ñu wutal leen ay masques ñu dem liggéeyi moi je crois que c'est vrai gouvernement bi dafa tiital nit ñi ba ñëpp tiit su ko defee même tey bu bëggoon a dellusiwaat pour dindi tiitaange ji du yomb loolu nag jàpp naa ne président de la République dafa war a def pédagogie borom xam-xam yi dugal ko jàppale ko ci ba ñu xam ne ñun tiitaange yi ñu tiitoon jërëtu ko jàngoro ji garaawewut noonu mën nañ cee mucc waaye nag pour ñu mucc ci mooy nit ñi nañu am ay masques yu ñu takk di raxas di laal gel di mën di raxas seen loxo te nag di wàññi lambar ji su ko defee jàpp naa ne bu ñu ko defee 20 jours gën ngaa bari 1 mois daañu seetlu ne ñii dem hôpital parce que dañoo wopp daañu wàññi ko parce que loolu moo mën a xool c'est-à-dire bis bu ñu demee ba xam ne ñii dem hôpital mi ngi wàññeeku rek nañ xam ne jàngoro ji wàllaate bi wàññiku na parce que ñii dem hôpital bu ñu wàññi ko cas grave yi dina wàññiku ñiy faatu dina wàññiku kon ñun nan fexe ba ñii dem hôpital wàññeeku ñii dem hôpital nag wàññeeku li ko mën a indi rek mooy ñu fexe ba sénégalais yi sénégalais bu ne fexe ba deesu la ko wàll sénégalais fexe ba doo ko wàllaate loolu nag jàpp naa ne comme li ma wax sànq rek gel masque mooy yoon wi ci gën a gaaw. fi mu toll nii gis nañ ni que askan wi li ci bëri ñoom nee nañ feebar bi politique la ba gëmatuñ ko. nee nañ président Macky Sall préparé 3e mandat am la nekkee moo tax lu bëri mu koy teg fi mu toll nii situation boobu te xam nañ ne feebar bi am na te mu ngi gën a yokku naka lañ ko mën a régler ba indiwaat reconscientisation population bi actuellement. loolu li nga ci mën a jàngat mooy fondamentalement bu ñu ko waxee te wax dëgg mooy sénégalais yi dañoo jàpp ne politiciens yi lu ñu wax rek du dëgg loolu lay problème c'est-à-dire sénégalais yi gëmuñu waxu politicien. loolu nag ñun ñuy def politique noo war a góorgóorlu ba li ñu jàppee ne ay wakkatu lu dëgg lañ ñu dindi ko loolu mooy benn bi ñu tam jàpp naa ne boo gisee Sénégal yi di ñaaw njort ci ne président daa am lu mu nar mooy daf ci dugal yu ci bokkut gis nga même ci loi d'habilitation ba mu koy tëgg déjà dugaloon na ci lu ci bokkut réew moo xam ne problème mu mbas lañ am nga naa damay mayeb ceeb alors que coronavirus saako ceeb du ko rey coronavirus li ko rey li koy dindi xam nañ ko mooy li ma wax sànq gel masque ba sun yoon yàlla tey jii li mu mujjee wax mooy dana jënd 10 millions de masques jox ko Sénégalais yi man de gisaguma ko xam naa xëy na yow jox nañ la waaye man de gisaguma ku gouvernement bu Sénégal jox masque wala mu jox la gel. gisaguma ko même ceeb bi ñuy distribuer dañoo waxoon ne que nit ñi dañ koy jëfandikoo ci 2 mois ñu ngi fi mu toll nii ci 3 mois te distribution ceeb bi jeexagul nit ñi jotaguñ kon boo gisee Sénégalais di ñaaw njort mooy jamono ji nga xam ne ñun ñëpp dañoo tiit gis nañ muy def loo xam ne mel na ne moom xelam nekkul ci xeex jàngoro ji waaye daf ko bëgg a jariñoo ci loolu ngay gis ay décret yu muy nommé di nommé ay président honoraire conseil économique social environnemental di nommé ay alliés loolu lépp liñ ci mën a jàngat mooy moom xelam dafa mel ne defu ko ci faj jàngoro ji waaye daf ko bëgg jëriñoo sur le plan politique loolu nag jàpp naa ne c'est indigne pour un président public warul def loolu aw askan bu ñu la falee tiit la nga war a def mooy fexe ba defal gi nag mooy nga indi leen ay saafara ca la leen tax a tiit kon encore une fois ñi foog ne xelam dafa nekk ci maanaam ci li muy def nii acte yi muy posé pour 3e mandat am nañ dëgg parce que li ñu mën a seetlu mooy benn képp koo xam ne nee nga wër ta am 3e mandat moom liquide na la moom dàq na la bi ci des mooy ñi nga xam ne gis nañu ñu muy jël ñoo xam ne mi ngi leen di joxe ndomba tànk tey bu demoon ba bëgg 3e mandat ñooñu moom duñ ci bañ a ànd ak moom
kon yaar yooyu bu ñu ko boolee mën nañoo ñaaw njort ci ne dafa bëgg la waaye nag loolu moom bu ko defee day perdre ton temps gis nga xale yi fan yi génn bi ñu génn ci mbedd mi ca Touba Njaaréem ak Ndakaaru gii ba Cap Skirring li ci président de la République war a jàngate mooy su fi bu fi defee lenn loo xam ne sénégalais yi gis ñu seen bopp boobaa dina gis lu gën a métti li jàll ci fan yi loolu daal laa bëgg mu xam ko ak ñi mu àndal yëpp nag yàlla dogal ni daal amoon na benn premier mandat 7 ans def na ca lam man ba mu jeex sénégalais yi dolli nañ ko 5 ans na ci góorgóorlu ba 5 ans yi amal njëriñ réew mi su jeexee mu organiser des présidentielles yu leer nañ sénégalais yi fal ki ñu bëgg a fal maintenant nag su boobaa buñ ci àggee donc ñu wax sénégalais yi nag ku ñuy fal naka la war a mel waaw. jërëjëf ñu daal di lay bàyyi rek nga sànni sa dernier kàddu ci situation actuelle bi loo xam ne nii nit ñi dinañ ko mën a def te mu jëriñ leen fi mu toll nii si wàllu conscience ak si wàllu xeex feebar bi. li may wax rek mooy fàttali sama bopp fàttali waa réew mépp ne coronavirus mi ngi ci réew mi amul garab gu koy faj amul ñàkk wu ci tax a mucc dana rey dana tax nit ñi ñàkk dana yàq koom léegi nag li ñu ci mën a musal mooy ñu aaru ga nag la ca jiitu mooy ñuy raxas sunu loxo raxas loxo ga mooy jàngoro ji day taq ci loxo maanaam loolu laal rek na nga raxasu wala nga laal gel bi des mooy nga takk masque parce que boo gisee masque bi mooy jàngoro ji li ñu borom xam-xam yi wane mooy fi muy jaar li ci ëpp ci dugg ci nit mooy gimiñ ak bakkan boo takkee masque nag yow jàngoro ji dootu kenn du la ko wàll boo takkee masque aussi yow doo ko wàll kenn bu ñu fexee ba ñun ñëpp kenn ku ne dootu wàll morom ja boobaa mën nañoo rafet njort ci ne jàngoro ji fi bi ci des nag mooy li may fàttali sama mbokk yi ne léeg-léeg da nga gis koo xam day jékki-jékki rek daal di dem jàppi maanaam jëlu satalaam dem jàpp loolu wóorut maanaam bala ñoo jàppati nañu raxasoo saabu xam nga lu tax bu fekkee da nga booy raxasu da nga galax ndiku di nga sarax ndiku bu fekkee jàngoro ji dafa nekk sa loxo nga sarax ndiku galax ndiku xam nga dugg na ci sa biir googu njàpp guy jur musiba la moo tax ma jàpp nit ñi may fàttali sama bopp nit ñi nañuy laal gel bu baax wala ñuy raxasoo saabu ba seen loxo set ba mu wër na jàngoro ji nekk ci ñu door a jàpp loolu mooy li nga xam daal moom lay dénk ñëpp li nga xam ne li ci daal li may jeexe mooy di leen ñaanal seen kër gi nga xam ne am na jéego yu bees yu ngeen bëgg a dox may ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jàppale leen ba ngeen am ndam siiwe ne les grandes télévisions yi ci àdduna bi yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal loolu nag sénégalais yi ñoom tam ñu dóoy seen loxo di leen seetaan bu baax a baax ñi nga xam ne ay sponsor lañu dañu bëgg ku leen maanaam publicité aussi ñuy jaar ci kër gi parce que man dama jàpp ne bokk na ci presque ligne bi moom mooy avenir maanaam information ci àdduna bi kon encore une fois daal maa ngi leen di féliciter parce que yéen a ngi góorgóorlu yombul nag waaye jàpp naa ne bu ngeen góorgóorlu yàlla dina leen jàppale parce que suñu borom moom ki mu mënut a jàppale mooy ku yaafus maanaam ku toog ne yàcc na yasat te mel na ne yéen a ngi góorgóorlu encore une fois daal maa ngi leen di féliciter di leen ñaanal ngeen am ndam ci li ngeen di def. jërëjëf suñu téléspectateurs yi nga xam ne teewee woon nañ émission bi lee di Comme Politique di émission boo xam ne daal da leen di indil saa su ne ay kàngam yoo xam ne nii ci seen secteur ak seen domaine teg leen fi ñu waxtaan bu constructif productif et positif dégg ngeen ko tey monsieur Moustapha Diakhaté waxtaanal nañu ci en profondeur ci gestion Covid-19 bi. En plus aussi jox nañu ay solution ay digtal yu am solo yoo xam ne bu ñu ko defee xëy na yàlla dinañu yombalal ba ñu génn situation bi jàll ci leneen kon nag ñu daal di koy sant di ko gërëm bu baax ci teewaayam di sant di gërëm nag Omar Ndiaye fële ci HLM Grand Médine nga xam ne moo ma ñëwal robe bu rafet bi nga xam ne Maguette coow na ko sànq suñu femme actuelle bi suñu technicienne boobu di gërëm aussi Pa Omar bu baax a baax ci taxawaayam ci réalisation wu émission yëpp yi daw fii ci kër gi di leen jox dig daje ci beneen émission Comme Politique ak beneen kàngam jërë ngeen jëf.